ngay ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay nuyu ziar ñëpp ñi ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi dañu koy tàmbali ak lu jëm ci wàllu tiis weneen bu nu njortati ci waax yu Sénégal ak bateau boo xamante ni bu marine bi la di faral di may gët waax yu Sénégal ci xibaar daa mbëkkante kub gaal geneen defoo ni doomu aadama yu waroon tukki ci anam yi dëppwul ak yoon fanweer ak juróom-ñeent ci ñoom nag ginnaaw mbëkkante gi daal nañ leen sowe waaye ñu bari ci ñene woon ca gaal googee ñu ngi réer jamono yi wàllu xibaar bokk na ci xayma tukkee ci kilifa yu Sénégal lu jëm ci wàllu tukki moomee ci anam yi dëppoowul ak yoon bi mu tàmbalee waate ak léegi ñaar fukk ak juróom-ñett ci ñu yóbbuwaate teg nañ leen loxo juróomi gaalit naka noonu lu ëpp ñetti téeméer ci ñunu daal di wàllu xibaar yi bokk na ca paatuk Abdou Elinkine Diatta mi taxawoon ni mooy njiital MFDC at ci tey jile boobaak léegi mu mel ni yoon ak gi gëstoom ràññeegul ñi def ñaawteef li RFM di leen jagleel kenn ci ku fekke jéey ji di paate gi ay seedeem li leen ci xibaar ñeel lu jëm ci wàllug ñàkk a war ma jëmee ci ku tedd ki ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ONG Jamra fas na yéene daal di sóobu ci xeex bi tey ci suba dinañ daal di déposer ci ambassade bu France bataaxal boo xamante ni dañ leen di wan ne àndunu benn yoon ci kàddu seen njiit Emmanuel Macron ci technique bi Aliou Ba. tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon ba tey daa mel ni ndaw ñi amul leen lu leen di wàññikuloo mbaa mu découragé leen ci wàllu woowe li koy firndeel mooy gaal geneen goo xamante ni marine bu Sénégal ay batoom bi faral di may gët géej gi moom mbëkkante ak moom ñu namoon yooyee ndaw wutali ci tugal ci anam yu dëppoowul ak yoon mbëkkante gi nag la mu jur ci jéya daanaka am na jéey ja bari it sax ndax am na ñu bari ñu réer jamono yi waaye am na ca fanweer ak yu tegal yoo xamante ni sawe nañu leen leerali Pape Balla Gueye. gannaaw ab dàqante ci biir géej gi ci la patrouilleur bi ñu duppee Sangomar bu marine nationale daal di mbëkkanteeg gaal gi nga xamante ne dafa feesoon dell ak nit ñu doon mbëkki jëm ca bitim réew ñu daal leen di dab ci waaxu Ndakaar yi ci guddig ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bi ci booru ñetti waxtu ci fajar gi gaal gi nag daal mujj këpp gannaaw ba nga xamante ne ñoom ñee dañ doon jéem a daw ngir daal di mën a raw suñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne direction de l'information des relations publiques bu armée bi joxe na ko waa DIRPA ba tey ñuy xamle ni fanweer ak juróom-ñeent ci nit ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci gaal gi jot nañ leen a rawale ba yóbbu leen foofee ca base navale amiral Faye Gassama ci waxtu woowee sax la ñu daal di door opération yoo xam ne dañu koy def ngir daal di wër ñi nga xamante ne yaakaar nañ ne ñu ngi dund ba tey gannaaw yeneen ñaari patrouilleurs yoo xam ne dolli nañu ko ci waaye nag ba tey ji police gendarmerie ak l'armée bi kenn mënagul a joxe benn xibaar ci lim gi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal googee suux ci dàqante bile terewul nag ab l'enquête ubbi nañu ko ngir daal di mën a xam gaal googee suux ci juróomi kilomètre ci waaxu Ndakaaru yi fan la bàyyeekoo. Balla jërëjëf bi fi takkat naa si waat ak léegi nag ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay convoyeur di ñuy yóbboo ci anam yi dëppul ak yoon teg na leen loxo ñeel tukki moomee lu jëm ci wàllug sawe giit ni nu ko waxee kilifa yi ngeen baal ma présidence de la république ne diggante juróom-ñaar ba ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru octobre bi lay juróomi gaal daal nañ leen teg loxo marine nationale def lu ni mel ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk juróom-ñetti doomu aadama yu nu daal di sawe ci géej gi ci weneen wàll njiitu réew mi président Sall sàkku na ci gouvernement bi bànqaas si réew mi ak lëngoog yëgoo ngir xeex lii di tukki mi ci anam yi dëppoowul ak yoon gën a may gët gune yeeg yoon wi naka noonu it force de sécurité ak défense yëpp fexe ba ndaw ñi daal ñu sawe leen ñu mucc ci loolee ne jëya di faatu gi ñuy faatu ci waax yi tàmbaliwaat gi ñeel tukki moomee di émigration clandestine nag échec la di ko ndetteelu gouvernement bu Sénégal ci politique bi mu jagleel yi ndaw maanaam wàllu ñàkkum xëy bokk na ci li waral gune yi jaaxle gi ba waral ñuy jël waax yi loolu ñenn gisee mooy waa conseil régional bu jeunesse bu Fatick fas nañ yéene nag soobu ci xeex bi ngir fexe ba xale yi bañ di tukki maanaam caravane boo xam ne dañ leen di sensibiliser ci bu nuy demit ñu def ko ci anam yu dëppoo ak yoon Aminata Goudiaby ki jiite conseil régional de la jeunesse bu Fatick nag moom li muy wax lam-lame wu ko nee na bu fekkee ni nag immigration clandestine bi dafa tàmbale waat di taxarnaasi ci réew mi dafa fekk ne rek nguur gi politique de jeunesse yi nga xam ne moom la teg xëy na moom moo échoué ba léegi dafa mel ni chômage bi mi ngi gën di taxarnaase Cheikh Faye dafa échoué ci mise en œuvre am daanaka jeunes yi sentiruñ parce que lii day nekk en tout cas firnde bu leer donc suñu installé DER pour vraiment donc mu suqali financement propulser en tout cas xëyum ndaw yi ñu ñëw donc 3PT ñu ne formation professionnelle ONFP etc. donc tey suñ taxawee naan ndaw yi amuñu xëy wala ndaw yi amuñu qualification je pense que y a lieu quand même de structure yooyu ñu fi teg pour vraiment taw
en tout cas sentiruñ leen vraiment ni mu waree. moom nag mu jàpp ne bërëb yooyu ku ci nekk day liggéey ci sa yoon looloo waral sax seen ay résultats ci terrain bi ndaw ñi duñ ko sentir bu baax a baax. structure yooyu yëpp dañ ko teg ku ci ne daanaka objectif yi ngay viser moom la sa morom di viser xëy na suñ sotandoo xëy na au moins dina am impact au niveau de la jeunesse. immigration clandestine bi ñoom conseil régional de la jeunesse bu Fatick metti na leen rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu bu yàggul dara ci géej gi ba tax na nag ñu ni daañu tàmbale ci fan yu néew ab caravane boo xam ne day ñaax ndaw ñi nekkee ci région bi ci jafe-jafe yi leen immigration clandestine mën a indil. ku dem ba naan vraiment donc Barça au Barça ça veut dire que yow jàpp nga ne 50% dama war a dem jàll réussir wala ama am 50% ma des ci géej gi pour ñoom donc voilà ça vaut le coup. ñu ngi xalaat une tournée de sensibilisation boo xam ne dañ koy def en collaboration avec service technique. du def lii kii du militaire ma xool ko gis kooku di tiire mu def ma ni fetalam ne ma dem faalewu ma ko may filmer ba mu pare mu jël fetal bi dugal na ko ci saak bi nag xaw ma lan la mu jël teg ko ci ginnaawam yéeg ci moto bi mu dem. alors boo demee te lu tax mu bett ñu parce que yoon boo xam ne ay garab yu ñu saw mu dem taxaw ci weti garab yi ñu gaay comme nag la ñu yoroon nag bi di romb nit ñi bàyyi yoon bu ñu bàyyi yoon nag bu ñu ñëwee à sa hauteur la génn ci garab bi rek dóor ko ci kaw Abdou mu rey Abdou rey vieux Bakary Diatta rey Alpha Koli xale bi daal bu ma sañeen wax amul bu amee fanweeri at fa la yem te dafa xees tuuti. ñu des ci bët saalumu Sénégal waxtaanee sanc gi nu bëgg a sancalaat ñu tukkee woon seen i gox ndax ayoo ga fa woon li ñuy tiit leneen mooy bu nu delloo ay réeroo ci wàllu suuf ndax ñeneen ñu ñëw dëkk si fa fu ci mel ni ci ñaag sa préfet ba ni dinañu moytu lu ni mel ak i dogal yoo xamante ni mooy maye moytu gi ñeel coowal suuf ñu déglu ci Lamine Ba. su fekkee ne jamono ji mën nañ ne lépp yëmba na ngir way dawlak yi mën a ñibbi si seen diwaan yi am na li nga xam ne tey na xel yi jamono ji bu baax a baax moo ngi tëkkee ci xëccoo suuf si nga xam ne tàmbal nañ di ko nemmeeku diggante ñi nga xam ne ñoo fa njëkkoon ne ak ñi nga xam ne toxu nañ dem tox fa seen i ginnaaw sous préfet bu arrondissement bu Niaguis Richard Biram Faye. ñoom bu ñu demee dawee làqu am na ay nit ñoo xam ne ñëw nañ fa occupé seen tool di exploiter kaju beeg mango beeg ñu ngi ciy enquête ak les services compétents yi pour que ñu mun koo régler bu mu lu nekk nag dinañ utiliser tous les moyens légaux avec la justice parce que loolu bokk na ci li gàllankoor sax depuis 2 ans suñu liggéey. sous-préfet bi nag moo ngi yëkkati yooyu kaddu ci am ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko doon jagleel taxawal ab programme bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy jàppale ñi nga xam ne fas nañu yéene ñibbi seen i gox yi bu sukkandikoo ci ay kaddu Mamadou Baldé moom mooy coordonnateur projet ba. ay ron la ay corget ay matériel latrine ak ay teen gouvernement américain ak Shelter for Life dañu ñëw ngir jàppale leen ngir ñu am ay kër yoo xam ne mën nañ ci suturlu ñii bénéficier ñoom ñu ngi toll ci njaboot yi ñu ngi toll ñetti téeméer. Malamine Diédhiou nga xam ne moom moo jiite woy dawlàkku yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñibbi seen i gox yi rawatina ci diwaanu Bissine ma ngi rafetlu li nga xam ne Shelter for Life def na ko. vraiment loolu la ñu doon xaar parce que Bissine wax dëgg yàlla ñetti téeméeri ménage ñoo xam ne ñoo wax ne dañuy dellu si ci gox déplacement bi dafa jafe mais bi Shelter for Life ñëwee vraiment population yi dañoo kontaan. ONG américaine bi nag nee na fas naa yéene xar tànk tubéyam ba nga xam ne li nguur gi di sumb ngir askan wi mën a ñibbi seen gox yi te duñ ci jànkonteel benn jafe-jafe mu mën a antu. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine ñu dem penku Sénégal ak brigade commerciale bu douane Kidira ñoom ca Tamba danoo teg loxo junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn di kilo yamba juróomi kilo yi brown loolu nag altine démb ji la boori midi ci camion Mali boo xamante ni conteneur bu deful dara la yeboon ñu làqoon ko ca wet ga boobu sineebar leneen ci xibaar ñeel ñàkk war ma gi jëmee ci ku tedd ki ngën gi mbindeef rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ONG Jamra tey jii bataaxalab ñaawlu la fas yéene dem yóbbul waa ambassade de France fii ci Sénégal di ñaawlu rek déclaration président bu France Emmanuel Macron bi jàpp ne wàllu caricature jëmee ci ku tedd ki ay xeeti liberté d'expression la ak yeneen ci wàllu woowu moo waral sax ay activiste taxaw démb ci Ndakaaru ca place de la nation ngir ñaawlu ba fa ñaawlu yam kàddu yu Emmanuel Macron lakk drapeau France ak yeneen mu jural leen ak jàppab diir ginnaaw si lañ leen baax yooyu activiste bokk na ci ñoom Abdou Karim Gueye xurum xaax ñu teewlu kook Haj Ndati Diop. dañu doon topp ni dañoo lakk symbole France quoi symbole bu gën a sacré ci France mooy drapeau France aussi dañoo lakk tamit photo wu Macron le président de la France. waaw ñun li ñu def la ñoo ko def ak suñu xel ak suñu xol ak suñu ngëm-ngëm def ko pour naqarlu li nga xamante ni Macron wax na ko depuis Samuel Paty moomu nga xam mooy professeur jàngalekat boobu nga xamante ni dafa dem di wane benn waay ji ñu dessiné mu nuyu mu futeeku ci wax lu ñaaw ma jégalu ci wax bi ba pare di ko dëkkalee Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam ba mu ko defee ba noppi am benn Tchétchène benn xale bu ko rey président Macron génn ne France du renoncé ci caricature boobu maanaam jox na ndigal képp koo xam ne nekk na France am nga sañ-sañu saaga suñu yoon ci nu mu la neexee
dessiné ko wala nu la neex na nga defee ko saaga yonent bi daal interdire ñu ko France loolu nag naqaruñu métti ñu ñun en tant que musulman sénégalais activiste ñu génn pour wan leen ni ñoom li ñu gën a fonk ñoom mooy seen symbole franc-maçon yooyu muy ay drapeau seen symbole yooyu ñu naan dafa sacré ñu wan leen ni Seydina Mohamed moo gën a sacré lool alors moo tax ñu génn lakk drapeau France bi wan leen ni Sénégal dafa taxaw pour naqarlu les musulmans sénégalais ñu ngi naqarlu kàddu yooyu Macron wax jëmale ko Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam dañ doon ñaawlu tamit noppi bi nga xam ne suñu autorités yi noppi nañ ku mel ni président Macky Sall parce que tamit ba Charlie Hebdo jotee dafa demoon ba Charlie taxaw naqarlu ko donc kon bu ñu caricaturé Seydina Mohamed tamit lu mel ni dal ñu dafa war a taxaw naqarlu ko tam. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la Assane. bisimilah. nu tàmbali ak ministre des sports ji di wër di daje ak ñi yëngu ci wàllu lamb ji ndaje yooya démb la ko tàmbali ak Mouhamed Ndao Tyson nekkoon fii roi des arènes nekkoon ki sos écurie Boul Falé ndaje yooya la ko sabab mooy dañuy waxtaanee seet pexe men la ñuy la ba daal di samp fi CNG bu bees gannaaw bi fi ne mandaam ci ndeetal weer wii la daal di kon jeex takk te docteur Alioune Sarr jiite woon ko ndax nag moom Tyson mën naa doon ku noo tabb mu jiite CNG am déet Baye Assane Diaw laaj na laaj wi ñu am xam-xam ci wàllu wu ni mel. mandat CNG bi te docteur Alioune Sarr nekk ci bopp bi dina jeex fanweeri fan ak benn ci weer wi ñu nekk Mouhamed Ndao Tyson nekk ci bopp écurie Boul Falé ndax yelloon na jiite bile kuréel dañ ciy teewlu Abdoulaye Dembélé di taskatu xibaar ca suñu làmb. Mouhamed Ndao Tyson buñ ko xamee ci làmb lañ ko xamee Tyson ñëw na révolutionné na ci làmb ji. ba pare tey fu mu nekk ni il est le président de l'écurie Boul Falé bi nga xamante ni moom la créé Tyson chef d'entreprise la ay entreprise yu bëree la yor mu ngi leen di gérer donc Tyson am na esprit de management Tyson am na esprit d'ouverture et puis Tyson nekk na ki nga xamante ni xam na lamb xam na environnement de la lutte. bu ñu sukkandikoo ci Pape Dieng di jàngat ci wàllu lamb jëwriñ di dénk tàggat yaram di Matar Ba moo yore lii di cëgal ñaayam. moom nag la ñu liggéey ci lamb rëy na li mu ci def it rëy na wante ministre bi ci boppam mooy seet ki ko doy parce que tamit consultation bi loolu lay jëriñ moom ministre bi mooy seet ki nga xam ne doy na ko ci li muy waxtaan ak moom ak cahier de mission bi nga xam ne moom la ko dénk ndax mën na ko téyel wala déet. jiite lamb ji nag laajul yenn jàng yi di xalaatu kii di Abdoulaye Dembélé. gérer lamb dafa méttiwul nit ñi mun nañu wax tout ce qu'ils veulent mais lamb pour gérer ko jafewul pour nga gérer ko il faut nga nekk ki nga xamante ne da ngay nangoo waxtaan diisoo ak lu lamb lu ñu bëgg bu fekkente ni c'est dans l'intérêt de la lutte nga appliquer ko. axlu làmb ñi ngi teg seeni nopp ci ki war a jiite CNG bi ginnaaw bi Alioune Sarr ak ñi mu jiite di jeexal ci fan yu néew. ndaje yooyu tey jii sama moom Matar Ba di jëriñ ji dina ko daal di wëyal daje si ak yeneen ci ay nit ngir nag xam fan lay taxawee leneen it lu nu jeexal tàkk moom moo di lëkkaloo doxoon diggante Moussa Ndaw ancien international bu Sénégal nekkoon fi Sandarka bu Ndakaaru nekkoon ki njëkk dugal but ci stade Léopold Sédar Senghor nekkoon itam entraîneur adjoint bu Wydad de Casablanca dañoo tekki ndembal tànk moom ak juróom-ñaari nit ñu nekkoon ci staff googule moom Moussa Ndaw nag daal dafa jàpp ñi dañu ko daal di bëggoon a wàccee ci geneen tolluwaay ba taxal mu daal di mujj jël dogal gedd ki ni ci indil ay xabaar moo di Xaadim Mbay ma toogal RFM ca Casablanca. dañ ma jox équipe espoir ma bañ xam leen ni wane naa sama maneen ba noppi ak équipe A loolu nag mooy kàddu yu njëkk ba Moussa Ndaw gannaaw ba mu tàqalikook wàkk bu Casablanca sénégalais bi di dolli ci ni saa su nekk dama daan gis ay yeneen entraîneur yu bàyyee ko bitim réew ñëw toog man nekk ci ba remplaçant yi ci presse marocaine bi ñu bare jàpp ni dem gi mu dem perte bu rëy la Jamal Walam journaliste sportif la ci deuxième. Et tout simplement le meilleur buteur de Moussa Ndaw mooy meilleur joueur histoire Wydad bu Casablanca jot naa dugal lu toll ci 79 buts ci carrière gagné na 9 trophées ñett yi bokk na ci championnat du Maroc ak benn Ligue des champions ci 1992 bokk na ci dernière génération bi remporté coupe du trône 1989 joueur bu xarañ dem ba mujjee nekk entraîneur bu mag ci équipe bi mu nekkoon. Il avait assuré l'intérim l'année dernière. daaw moo yoroon intérim entraîneur bi ci bi saison bi jeexee ñoom ñoo nekk champion. Casablanca d'être champion. dafa mel ni nag li nga xam ni moo di Wydad Athletic Club ren ji ci saison bi neexul dara fan yi weesu rek am na ñaari défaite yoo xam ni Al Ahli moo ko teg te noonee te itam lan ko daal di éliminer. ci demi-finale Ligue des champions. Le Wydad Casablanca jamono gi dafa nekk ci ay jafe-jafe yu métti saison bii di jeex objectif yu bare yu doon xaar gisuñu ko
bu daat nekkul champion bu yàggul door nañ ko door yu metti am na tamit ay coppite yu bare bari jëm ci entraîneur yi juróomi entraîneur am nañ ko ren ji. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs cette année, 5 au total. Khady Bay, Casablanca, rajo Futurs Médias. jeexal la ak wàllu Ligue des champions tey jii ci taksaan bu tegee juróom fukki simili dinañ am ñaari jongante Bayern ak waa Lokomotiv Moscou ca Russie lay match bay xewee Shakhtar Donetsk ñoom ca Ukraine dinañ laaleeg waa Inter de Milan. Disney Fair Porto ak waa Olympiakos Atalanta Bergame Ajax d'Amsterdam Liverpool ak Sadio Mané daan daje ak équipe bii di Midtjylland Atalanta moom ak Ajax Marseille ak waa Manchester City boobu direct lay doon fii ci rajo bi Alaaji Assane tey ci ngoon waaw mën nga caa ñëw invité naa la. jërëjëf Malal. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture beeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi fexe ba artistes yi mën a dem ak dikk di def ay prestations ci àdduna bi yëpp bokk na ci priorité wu ministère de la culture ngir gën a fësal aada wu Sénégal. loolee le directeur des arts daal di xamle ni ki démb ci cérémonie bi nga xamante ne moom la ñu doon amal ngir fësal ñaareeli rapport bi ñeel doxalinu convention bu UNESCO bi nga xamante ne atum 2005 lañ ko xaatim ngir daal fësal waaye itam aar lii di expression culturelle yi dañ ciy déglu Abdoulaye Koundoul ci micro Papa Bala Gueye. mooy jafe-jafe bi nga xam ne bii artistes yi dinañ koy am li ci ëpp pour di mën a déplacer wu di dëkk ak dëkk ndax artiste liggéeyam dafay soxla muy déplacer wu mais aussi la ñuy liggéey mu nekk ay produits ak ay services moo xam mu nekk benn CD wala benn film wala yu demee noonu wala benn nataal boo xam ne bii dafa war di wër àdduna ñu fexe yombal leen ko loolu bokk na aussi si li nga xam ne lii insister nañ si lool waaye financement bi aussi wax nañ ci nga xam ne lii yëpp ñuy def bu fekkente ne amul xaalis bu ñëw jàppale ko dimbale ko dafay jafe lool pour mu dem mais côté boobu may wax ne Sénégal amu ci loo xam ne lii am na lu mu ci sëgg lim ci war a liggéey na ko ci ndax boo boolee li nga xam ne lii moom la ñuy def ci diggante boobu si financement na si 9 milliards de francs CFA muy loo xam ne lii soo wëree dëkk yi ñu wër mënuñoo def lu mel noonu ci secteur te xam nga bu ñuy wax dañu naan sax culture mais tey jii média yi boole nañ leen ci liggéey boobu. ki nga xamante ne nag mooy conseiller régional ci wàllu aada bu bureau régional bu UNESCO daal dina yëkkati ay kaddu moom itam Guillaumar Alonso Kano di rafetlu taxawaayu société civile bi ngir rapport bi mën a antu ci gis-gis sama daal Sénégal mu ngi ci yoon bu baax bi. rapport bi nag ci format bu bees bi nga xamante ne moom lañ ko defee dafay mën a tax rek ñu gën a fësal lii di liggéeyu organisation yi nekk ci biir société civile bi bilan national bi day tax itam réew bu nekk mën a wone li mu jot a def ci wàllu woowu daal di ko partagé nag ak adduna bi yëpp kon bu ko defee nag li ñu gis ne moom moo gën a am solo ci li ñu jot a def dinañ ko dugal ci internet bi ci suñu plateforme bi nga xamante ne moom la ñu jégleel convention UNESCO bi waaye itam dina bokk ci ñetteeli rapport mondial bi nga xamante ne war nañ ko fësal weeru février atum 2021 bi ñu dëgmal. jaajëfal Papa Bala Gueye encore une fois mi taataan yile kaddu talaata ji nag mooy journée mondiale du patrimoine audiovisuel dinañ ko màggal fii ci Sénégal rawatina ci direction de la cinématographie mi nga xamante ne fas na yéene daal di présenter projet bi ñeel cinémathèque bi ñu bëgg a taxawal war ci bokk nag ay archives audiovisuelles waaye itam photographique mbokk yi fi la ñu yem ci seen xibaar yi ñeel aada yi di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Universel Pousse ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wax ju rëy ja Ousa Diallo waxoon président Abdou Diouf ba muy bëgg a xar suuf si dugg ci suur soi wax na ko Macky Sall président ku ne la réew mi neex na daf lay nax ubbil yéenekaay bi lan moo tax Macky Sall ak ñi mu àndal bëgg a xaati goon ci ne taux de chômage bi ci réew mi amul doole te bés bu yàlla sàkk ñu dégg ci réew mi gone yu mbëkk mi jël gaali loo cay wutali Barça ba ñu bari ci ñoom di far di mujjee Barsaq xewit wi dellu si ci réew mi di Barça wala Barsaq yéenekaay bi nañu dulu rafet ci derub Kor Marème boole ci ki dafay firndeel ne ngóor wàccaaca ab jeunesse am gëmatuñu ko amatuñu ci moom yaakaar Vox Populi nañu gouvernement bi def na ay xayma maanaam bilan ci li xew ci réew mi fan yi mu di immigration clandestine gi nee nañu ci diirub 20 fukki fan ci ñu bëggoon a dem bitim réew jaaree ko ci géej gi
wala nañu ci géej gi lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñiy yóbbuwaate di les convoyeurs jàpp nañu ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñett teg loxo juróomi gaali looco yu naroon a takk mbëkk wutali bitim réew. journal bi nañu démb rek patrouille yu Sangomar bu marine nationale seppee nañu ci waaxi Ndakaaru yu fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent yu ne woon ci gaal gu bëggoon a dem bitim réew. gaal ga moo doon dàqanteeg Sangomar bu marine nationale ca la ñu mbëkkantee ca la gaalu looco gi këpp. l'observateur di ñu nittali minute par minute ni mbiree demee gaal gi Soumbédioune la déparé woon juróom-ñaar fukki doomi aadama ñoo ca ne woon ñoo ngi jugee Ngaay Ndar ak Gueule Tapée bi gaal gi mbëkkante ak Sangomar jot nañu sowee ci migrants yi fanweer ak juróom-ñeent ci waaxi Ndakaaru yi fay tolloog Almadi journal bi nee nañu fa la mbëkkante gi amee journal La Tribune nañu fanweer ak juróom-ñeent kese la ñu sowee ci yëf yi ña ca des ñëpp kenn xamul fu leen jant bi tiim ñoo ngi wéyal wër gi ba léegi nag. journal Libération xëy xibaar bi ci xëtamu njëkk Barça wala Barsaq am na jeneen jéyee ju amati ci géej gi gaalu loo ci gu yaboon ni nit bëggoon a dem bitim réew gaal ga mu wëngeeju ci waaxi Ndakaaru yi waax yi mu di géej gi ndoxam sawara la ko anki dina kay tuddee immigration clandestine mi ngi gën di takkarnaase ci réew mi jëy yaak njombe li muy jur ne jasar ci réew mi anki dina kay nañu ñaar fukki nit ak lu teg dee nañu ci géej gi gannaaw ba seenu gaal mbëkkante gaalu marine nationale le président national di Macky Sall anki dina kay nee nañu li mu santaane moo di ñu boole doole yi ngir jële fi mbëkk mi journal Les Échos nañu jugu fi musiba mi ngi fi ba léegi géej gi dem ba soppali ko doone armeel ngir ndawi réew mi gouvernement bi mel ne ku ca tële gouvernement bi moo jaay géej gi moo tax gune yi jël gaal yi la Sénégal nee nañu wax jooje ministre de la pêche Aliou Ndoye nee na du ko dégg yëral xët mu njëkk journal bi ba muy dalal coordonnateur yu conseil local de la pêche artisanale di CLPA yi fa la xam leen ñiy wax loolee xamuñu lu ñuy wax li sababoon ndajama journal L'As nañu moo di fexe ba amuk déggoo ci diggante ñi séq napp gi ngir ñi yëngu ci napp gi mën a dund ci napp gi ñi séq pêche artisanale bi ci réew mi yéen a kaay bi nee nañu ànd nañu ak seenu jëwriñ ci doxalinam Abdourahmane Kane dib sociologue mi ngi xëy di jàngat ci Source A li tax ba goney réew mi jëlaan mbëkk mi Sud Quotidien nañu ak lu ci mën di xew li xew mu di li indiwaat Barça wala Barsax opposition bi ci réew mi ngi koy jiiñ état bi di raggub deram kenn ci gaay yi état bi di Dame Diop ministre emploi ak formation professionnelle di wax ci xët mu njëkku la Sénégal ne réew mi di Sénégal amul problème mu emploi yi am ci réew mi bari na ci yoo xam ne ku ko dégg jàpp sa gémmiñ ubbi Libération ñaari góor la ñu bett ca porte du millénaire ñuy siim seen maringaañ di def yëfi saay-saay police bu Rëbës moo doon def ay patrouille ba fekk leen ñuy warante l'observateur nañu ñoom ñaari góor jigéen yooyee ba ñu leen bettee ñuy def yëfi saay-saay kenn ki dafa daw suubu ci géej ga ñu wàcc xew-xewu jamono yi te wax ci tiis yi war ci kaw presse réew mi journaliste bii di Awa Dabo journal Vox Populi xëy na di ñu ko tàgge ba bind ne aw mu daloon mi dal ak tey ak lewet ga mu ñëwee woon noonee la demee. Universel Pousse ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye Awa Dabo ñu koy jaale presse bu Sénégal yëpp naka noonu njabootam di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala xare ko aljana ñu jaale it sunu xarit sunu rakk Adja Awa Mbaye mi ñàkk magam démb di ko jaale njaboot gi yëpp di ñaan it naka noonu subhaanahu wa taala xare ko aljana jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar la woon ak RFM immigration irrégulière bi di tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon lañ doon waxtaanee ak yéen ak it mbëkkante gu am démb diggante genn ak gaaluk marine nationale bi faral di may gët géej gi ak gaal geneen gu defoon ay aji tukki yu dëppoowul ak yoon am na ca fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ni moom sowe nañ leen waaye am na ñu réer mër jamono yi ci géej gi moo waral njort gi ci jëye geneen gu mën a am ginnaaw ga ñeeloon ndaw yu bari yu fekk baax ci Pikine ca Saint-Louis bi nu tàmbalee léegi waat ci tukki moomee nag xayma gi kilifa yi def mooy ñaar ko juróom-ñett yi ñu yóbbuwaate di ay convoyeur teg nañu leen loxo juróomi gaal naka noonu lu ëpp ñetti téeméer yu nu sawe ci ndoxi Sénégal leneen ci xibaar Abdou Elinkine Diatta mi ñu boomoon daaw bu MFDC ba tey jile gisa gunu wala boog daa mel ni yoon ci gëstoom ràññeegul ñu def ñaaw teef li waaye RFM baaxee na leen tey ay seede tukkee ci ku gisal ak i gëtam raye gi di ancien militaire doon na indi CDM ci xibaar yi leneen ci xibaar ñeel ONG Jamra mi fas yéene tey yóbbu bataaxalab ñaawlu ba fa ñaawlu yam kàddu yu Emmanuel Macron jiital France ci ne duñu dakkal ay caricature ak yeneen liberté d'expression la ko jàppe loole ginnaaw yi kàddu yu ñàkk war ma jëmee ci ku tedd ki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ONG Jamra kon ñaawlu googee la fas yéene yeggee kilifa yu France ci seen ambassade jaare ko ci bataaxal tey ji lay doon Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kendalu jàmm ci kanam tuuti dinañ ñëw ak yéen seen émission daan corona ñuy ànd ak waa daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaati sëñ Mahari Mbaye mooy sunu gan woote nañu ca Tiwaawan incha allah le 29 di guddik gàmmu gane si àddina ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko fas yéene amale gàmmu geeg matuwaay yéenu ca jël rawatina ngir moytu mbas meeg dajaloo dinañ ànd ak beneenub correspondant ci diwaan yi bu RFM waaye ginnaaw si
kàddu askan wi laaj bi léegi dootul ci geste barrière ndax ku ci mel ni abaak yeneen amul dara leen ci ump ci nañ war a doxalee ci geste yi xanaa ak lànka fi nekkay ci ñenn ñi léegi kon laaju bis bi dañ koy dëppaleeg actualité bu 9h jotee tey ñu ngi koy jagleel tukki mi ci anam yi dëppoowul ak yoon ak i loraangeem ci ndawi Sénégal boobu immigration clandestine xalaat bi ngeen ci am ci 88 628 14 14 lay doon jërë ngeen jëf ñu yendu ak jàmm.